salaamaaleykum mbokku téléspectateur Pexxe TV maa ngi leen di jaajëfal di amati mbégte ak kontaante saa su ne bis bu nekk rek su ma ñëwaatee fii nii feeñ jàkkaarloo ak yéen fas yéene partager ak yéen li nga xamante ni nii moom mooy maanaam lu may wax chaque jour rek muy njëriñu Sénégal ak li nga xamante ni moom mooy maanaam askan bi lu mu soxla dëgg-dëgg pour ñu mun leen ko jox. voilà tey vidéo bi ñuy def man ak ki nga xamante ni moom mooy Yadouane Faye dafa am li nga xamante ni nii bon dañ ko seetlu ñu gis ko def si ay jàngat wax dëgg yàlla jàngat yu am solo mu nekk actualité si jamono jii ni ñuy wax maanaam si langue politique bi ak feneen fi nga xamante ne nii moo nekkul bokkul si langue politique bi. muy que ni gis nañ ni jamono jii nii am na benn charte bi nga xamante ne nii wax na ni bëgg na képp ki nga xamante ni yaa ngi si langue politique bi rek na nga ko signé ci kaw loolu nag mu am coow jur coow ñu bëri nag. ñenn ñi di ŋàññ naan ay lii yoon la ñii naan du yoon ak yu noonu ñu gis ni ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko moom mu bañ mu ne du signé charte boobu noonu. loolu ñu war si indi ay leeral war si def ay jàngat ma ànd seeg ki nga xamante ni moom mooy Yadouane Faye. beneen bi tamit mooy que ni gis nañ ni ki nga xamante ni moom mooy Macky Sall dafa bëgg indiwaat li nga xamante ni mooy maanaam poste premier ministre te moo ko dindi woon. lan moo tax mu dindi ko lan moo tax mu indi bëgg ko indiwaat bon yooyu yëpp dinañ ci defaat ay jàngat li ci des mooy maanaam ay faits yi nga xamante ni dafa am ci société bi nekk ci suuf nit ñi di ko dund ñu war ko wax ñuy topp actualité bi nekk ci kaw rek fàtte loolu noonu ñu war leen ci indil tamit ay affaires yi nga xamante ni yu leer pour tamit yéen tamit ngeen mën ci def ay jàngat. donc bala ñuy tàmbale Yadouane Faye lan ngay nuyoo mbokk internet yi nga xamante ñoom ñooy safoo Pexxe TV. waaw salaamaaleykum Giri donc di la nuyu bu baax di nuyu mbokk internautes yi donc di nuyu waa Sénégal di nuyu waa Guédiawaye rafetina waa Golf Sud donc comme nu nga ko waxee woon mu nekk ay thèmes yu am solo yoo xam ne incha allah bu si nekk rek dinañ si joxe sunu xalaat. jaajëf Yadouane Faye mu nekk waay bi nga xamante ne bu disponible waay bi nga xamante ne wax dëgg yàlla un patriote laay wax ku bëgg réewam ku bëgg askanam. donc Yadouane Faye ñu nekk si benn camp bi nga xamante ni. ñu jëm ci élection locale maanaam charte non violence donc man ba mu ko déggee nee na loolu de lu baax la lu rafet la ndax gis nañ enjeu yu mu am ndax gis nañ li mu jotagum jur ci li ngay dégg yu bëri maanaam da ngay gis ni ñenn ñi sax ñu naan am na ñenn ñoo xamante dañ leen wàññi am na ñoo xamante ne bon gouvernement ba leen xeex am na ñoo xamante ne ñu ngi am problème ak préfet yi xam nga. mu bëri daal ay li nga xamante ay département charte bi donc yow tey ban jàngat nga am ci loolu noonu. bon salaamaaleykum bon je pense que aussi charte bi nekkul loo xam ne nii d'ailleurs lu bees la parce que je me rappelle conseil départemental de la jeunesse à chaque fois bu ñuy jëm ci ay élections souvent dañuy faral di organiser ay débats donc yoo xam ne nii effectivement dañuy inviter les acteurs politiques pour ñu xamal ne élection effectivement affaire gox la élection aussi genre xëccoo la rek. donc ku gagné vraiment dañoo war a féliciter ñu gagnéwul aussi ñu encourager leen donc loolu jarul xeex jarul xuloo c'est vrai que nag cette fois-ci c'est un peu particulier parce que benn association des imams mun naa ko wax ñoom ñoo ko initié mais tey man jàpp naa ne au fait charte boobu aussi bien vrai que mu nekk démarche bu rafet boo xam ne démarche bu noble la mais pour man aussi lu nu waroon njëkkee dëgg-dëgg defuñu ko parce que tey su nekkee da ngay àtte xeex am koo xam ne dafa yore yat di dóor. je pense que su nekkee da nga bëgg xeex bi gaaw a jeex borom yat bi ngay téye d'abord ba pare soo ko waxtaan ak ñeneen mais su nekkee yow malheureusement da ngaa bàyyi koo xam ne moom moo yoree yat bi dem waxal koo xam ne yorul dara yorul benn gànnaay nga bëgg ko signaloo genn charte yooyu je pense que effectivement loolu dafay nekk loo xam ne en tout cas day tey xel quoi. en plus de cela je pense que am na loo xam ne nii si am na fi dans le passé loo xam ne nii effectivement dund noonu ko. mais booy doon jël gaal yi par exemple jël géej bi di dem bon où j'ai ces gens là mais aussi boo jëlee loolu boo xoolee au niveau effectivement ci communes yi mais y a des gens yoo xam dañ leen agressé am na ñoo xam ne ñii dañ leen rey donc mu nekk loo xam ne fii loo xam ne dund nañ ko fii mais autre chose aussi boo xoolee effectivement ku si mel ni Ousmane Sonko aujourd'hui souvent dañ koy faral di attaquer. donc je pense que récemment attaqué nañ ko à Ziguinchor donc am na benn militant nam boo xam ne ni jotoon nañ ko assassiné te boobu effectivement man dégguma ces gens-là aujourd'hui di wax ay charte non violence donc ces gens-là ils étaient où donc je pense que effectivement man jàpp naa ne nekkul démarche boo xam ne nii vraiment dëgg moo ko lal quoi je suis désolé de le dire
mais jàpp naa ne rek comme ñu ko bëri defar parce que am na organisation yoo xam ne dañuy initier organisation yi pour dóor encore une fois de plus ça veut dire que defuñu ko au nom pour l'intérêt des Sénégalais mais souvent la plupart des gens dañuy organiser ay association maanaam pour am lu jëm seen poche man loolu laa gëm donc gëm naa ne nekkul loo xam ne nii démarche bu démarche bi baax na mais jàpp naa ne que ñu ko initier donc góoma ne daal vraiment am na benn franc-jeu bu fa am quoi su nekkoon franc-jeu am na Macky nga xam ne moom moo yore pouvoir yi di def lu ko neex ak lu ko naqari loolu laa koy waxee c'est lui qui fait tout ce qu'il veut donc je pense que moom la ñu waroon wax mu téye yat bi et je pense que effectivement loolu ñoom loolu la ñu waroon njëkkee su nekkoon defoon noonu loolu tey aujourd'hui je pense que ñëpp dinañ si ànd mais malheureusement lu si man ni opposition bi duñ si ànd parce que dañ leen yàggu tooñ nag dañ leen yàggu duma te kenn ngaangul tey boo xaaree ba tey ngay ngaang loolu jàpp naa nekkul démarche boo xam ne bu sincère la au fait. donc Yadouane bon su ma déggee li nga wax bon man dafa am benn xalaat bu ma ci am mooy que ni tey bu ñu nee charte non violence man bu ñu waxee non violence rek man dama si d'accord parce que tey ñun suñu réew fu mu toll nii man dama gis na ni bon bu ñu waxee rek dëgg te yàlla tax dafa bëri violence. jamono jii nii émeutes yi passé gis nga ko mois de mars yi ñu bëri dee nañ ci justice ba léegi defagu si li nga xamante ne moom maanaam yoon bi tranché gul waxagul dara fàtte nañ ko teg nañ ko fële. bon bu fekkee réew bi dafa bëri jaxasoo bëri violence bu ñu indee charte non violence man pour man askan bi dañ ci war a d'accord mais comme li nga wax léegi da nga ne bu fekkee dañ ko wax ki nga xamante ne moo yore yat bi dañ ko war a moom la ñu war a téye yatam ba pare mais dama jàpp ni bon Macky Sall bu yore yat bi moom amul droit dóore te warul dóore parce que xam nga la moo tax warul dóore parce que moomul loi yi moomul texte yi moom dañ ko fi teg moom texte yi ñoo ko tënk sax d'ailleurs sax kon ki nga xamante ne moom si texte yi lay référé wu pour mën a organiser kon kooku warul dóor kenn bu dóoree def na lu dul yoon. waaye tamit dafa am beneen jàngat bi nga xamante ne dama ko si def mooy kenn da nga wax léegi Ousmane Sonko li ko dal ak yooyu noonu man damay naan tey bu fekkee da nga nekk benn leader nekk benn nit bi nga xamante ni dafa am loo bëgg si réew bi. ngay xëccoo pour jiite réew ñi pour jiite nit ñi ëllëg am na ci loo xamante ne buñ ci wootee maanaam bul ci fës parce que mën na nekk sous forme de piège comme tey ñu ne charte non violence Ousmane Sonko génn ne moom du signer loolu noonu lan moo tax parce que gis na ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore yat yi comme ni nga ko waxee ñoom suñ téyee seen yat kon violence du am ma gis na ne kuy jiite réew wala ku bëgg a jiite ji réew ëllëg am na wax yoo xamante ni waroo si dugg ndaxte tamit bu ñu fàttalikoo ay jamono Ablaye Wade avant muy jël nguur gi ne woon na citoyens yi bu leen policiers yi dóoree fayu leen mais après ba mu yéegee pouvoir rëccu na wax jooju noonu parce que moom tamit ba mu nekkee si pouvoir di def naka sudul noonu di def yenn affaires yi nit ñi tamit dañ ko doon indi waatal lu mu doon wax kon tey jii nii loolu mën na nekk pièce nit ñi mën nañ jàpp ne sax kii nii nekk na nit bi nga xamante nitu fitna la bu yoree réew bi maanaam dina ko yor si anam bi nga xamante ne ni maanaam nit ñi du seen xel yi du dal kon am na si loo xamante bu ñu ko wootee si jàmm nga bëgg a jiite réew man pour man bu fekkee leader nga yow yaa si war a njëkk ba pare bon encourager si ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko xalaat mais bu fekkee da nga bañ suba li nga doon maanaam li nga bañ tey suba boo yoree réew bi dina am ñeneen ñi nga xamante ni tey dinañ opposé wu buñ defee loolu si sa gouvernement wala si sa nguur rek du la neex kon dama yaakaar ne kon côté boobu noonu Ousmane Sonko bon li mu fa wax bon peut-être mën na ko wax si ay problème crypto personnel moom peut-être ak parti au pouvoir wala moom ak Macky wala moom ak ñenn ñi nga xamante ñu ngi si biir ñu ngi ànd ak Macky loolu mun na ko wax xaw ma lan moo tax mu xalaat ko mais dama ne bu fekkee tamit da nga xalaat ni da nga bëgg a jiite ci ëllëg réew bi am na yoo xamante ne bu si dugub damay jàpp ne ay ndëgg sërëx la. bon man de damaa jàpp ne effectivement tey aujourd'hui su nekkee dunu yàgg nga xool seen politique bi nu muy demee ce qui s'est passé avec Karim Wade lu am ak Khalifa Sall lu am ak Barthélémy Diaz donc boo xoolee lii ça veut dire que mun naa jàpp ne man personnellement jàpp naa ne Macky Sall nekkul koo xam ne dañoo war a am si moom confiance parce que nit boo xam ne lu mu la wax tey mu dañ suba kooku su nekkee vraiment da ngaa signé ak moom accord te moom amul benn kerse pour xëntu loolu je pense que yow mii effectivement di dem di signé accord yow yaa ko def sa bopp. et pour man effectivement Ousmane Sonko nii la war a taxawee man loolu laa jàpp parce que dañoo nekk dëkk boo xam ne nii aujourd'hui saa waay gars yi xamuñu effectivement kuy dóor kuy faral la ñu xam. et c'est ce qui kuy fay au fait la ñu xam et c'est ce qui est malheureux gis nga man régime mu Macky Sall man dama koy comparer comme régime Louis XIV au XVIIe siècle man pour man Sénégal dañoo nekk c'est-à-dire ñu wax monarchie absolue
moom la ñuy dund. maanaam nous avons dañoo nekk si benn dictature boo xam ne c'est rampante. et il faut que la cesse mu ngi ñëw parce que tey yow c'est-à-dire tey yow su nekkee faraloo pouvoir bi automatiquement gars yi dañ lay menacé mais giri man menacé nañ ma fi man lu nekk dem nañ ma fi mais et pourtant ñooñu ma doon menacé démb ak barki démb tey am na ñoo xam ne tey fu nu nekk neexu leen ils ont un problème mais ils m'ont appelé pour me défendre leen genre hypocrisie boobu est-ce que ñu dañ si war a ànd waruñu si ànd ça veut dire que Macky xam lu mu war a def aujourd'hui il n'a qu'à se préparer mu fal effectivement comme nu nga ko waxee sànq le premier ministre koo xam ne nii bu ma soñoon na Guédiawaye lay jógee quoi ah fal benn ministre boo xam ne nii premier ministre boo xam ne il le prépare vraiment pour effectivement 2024 incha allah rabi mu organiser ay élections yu transparentes ku mun gagner Sénégal nekk si jàmm mais tant que effectivement comme lu ma waxoon rek tant que mu ngi si dynamique ni oui ni non le pays ne sera jamais stable te aujourd'hui noo toll foo xam ne nag wax dëgg fa yàlla dóor fayu la man loolu laa gëm. jaajëf Yadouane man xam naa ne man ak yow bon bokk nañ xalaat bokkuñu xalaat mais man fi may waxee à chaque fois rek mooy que ni nit bu fekkee da nga bëgg a jiite nit ñi déglu la ki la jiite déglu ko mais li nga wax tamit bon xel mën na ko nangu parce que des fois buñ lay jaay doole ba nga sës mën nga riposter kon nit buñ la buuxee ba nga sës man dama jàpp ni bon war nga riposter loolu dëgg la dañ ko santaane waaw kay da nga ko war a xool loolu dañ ko jàpp mais tamit mais damay naan xam nga njiit dafa garaaw te yàlla moo koy tànn te de man dama bëgg Sénégal man ni nga ma gisee ni Sénégal rek moo ma ñor waaw Sénégal rek moo ma ñor te man dama bëgg képp koo xamante ni ëllëg yaay utu ji Macky Sall nga jiite ko si jàmm ak salaam waaye dafa am problème bu ci am mooy nit ñi ñoom ñoo xaw a faux tey Ousmane Sonko signé na ko mën na am ñu ànd ak moom mais ñi ànd ak moom suba ñoom ñoo koy classaat ñoom ñoo koy sandiwaat xeer ñoom ñoo koy tooñaat ñoom ñoo koy xasaat ñoom ñoo koy naan kii mënul dara wala def dara ñoom ñoo koy may 6 mois tey suba bu yoree réew bi ëllëg bu yoree réew bi bu Macky Sall jógee mu ñëw bu yoree réew bi 6 mois lañ koy may gis nga 6 mois yi ña daan ànd ak moom ñëpp ñooy xëy di ko dóor parce que xam la moo tax ay stratégie politique la ku ci nekk day naan xaaral ma yuuxu xaaral ma aalu pour ñu jox ma poste bu baax ngir ma mën a lekk sama wàll ci ndab li kon politique boobu noonu waaw lan laay préciser foofu au fait il faut que gars yi ñu dépasser débat wu Ousmane Sonko Macky Sall parce que c'est pas parce que nekkul Ousmane Sonko mooy opposant boo xam ne moom la ñu gën a gis moom mooy jiite Sénégal ëllëg mais quelqu'un d'autre peut le faire mais quoi qu'on puisse dire quand même am na benn touche boo xam ne indi na ko ci arène politique bi ça veut dire que aujourd'hui affaire u doole ku bëgg voilà yenn jeunesse bi te loolu je pense que c'est très important mais tey je pense que dafa ëllëg keneen ku fi ñëw muy moom muy keneen ak keneen je pense que di nga bàyyi xel askan bi te dañoo war a egg nag ci démocratie république bu nu république dëgg dañ ko fa war a egg dund fa te dafa am ñaar yoo xam ne moom moo koy caractériser benn bi liberté la benn bi effectivement démocratie mais su nekkee nag benn dafay dem bàyyi moroomam rek problème day am quoi. Yadouane yaakaar naa ni analyse bi ñu ci def am na solo lool ndax li nga wax comme tamit nit bi nga xamante ni moo yore yat bu fekkee day dóore bu bàyyee yat maanaam bu bàyyee yat bi bañ a dóore rek violence du am bon man tamit li ma wax bon à moi de mun nañ ko nangu parce que tamit yàdd yow suba boo bëggee jiite réew bi tamit da nga koy bëgg a jiite si jàmm ak salaam mais boo bañee suba boo toogee bu amee ñu la bañal tamit doo si mën dara après da ngay mujj utiliser force su nekkoon ñu doon def démarche boobu wóor na ma ñu sincère la ñu honnête la te effectivement jëluñu paak ñu def ko seen ginnaaw bu boobaa dinaa ko mën a signer mais ñii gëwma leen lu tax parce que dans le passé dund nañ lu tar te kenn ngaangul am na solo ndax li ñu war a mën a wax ci sujet bii nii yaatu na te bari na Sénégal moo ni mel ndax chaque jour nga gis li nga xamante ni war nga ko wax mais boo maanaam sa xel bu fattoo tuuti rek am beneen bu ñëw sa xel fattuwaat tuuti am beneen bu ñëw maanaam actualité sur actualité dañuy dund duñ topp action yi benn par benn ba mu jeex donc mu nekk lu am solo Yad ñu dem ci beneen mbir mooy que ni suppression poste premier ministre bi nga xamante ni Macky Sall defoon na ko. ba mu koy def bon man sama analyse bu gàtt dama jàppoon ni peut-être dafa gis ne ni ñu muy àndal wóoluwu leen joxatu leen confiance amatul si ñoom yaakaar moo tax mu bëgg diriger réew bëgg jël lépp jiital maanaam moom doxal ko boppam. comme que am na yéene defar Sénégal comme que am na yéene jubbante Sénégal comme que am na yéene indi benn affaire bi nga xamante ni tey bu ko taxawalee Sénégal dinañ gis ne liggéey na. mu gis ne ni ñuy ànd ak moom peut-être ay kaymaa lañ liggéeyuñu defuñu dara mu ne léegi xaaral ma jëlal affaire yi sama bopp en charge mais ñu dem ba si biir
loolu sama xalaat la sama analyse la ñu dem ba si biir après ñu gis ne ni bon moom dindi na li nga xamante ni moom mooy man ñu toogaat ba si ak mu indiwaat mu ne day indiwaat poste premier ministre man loolu mu nekk li nga xamante ni tamit daf may jaaxal donc damay naan Sénégal à chaque fois ñun si ban réew lañ nekk loi yi nu ñu neex lañ koy dindee nu ñu neex lañ koy indiwaatee nu ñu neex lañ koy dugalee nu ñu neex lañ koy génnewaatee donc yow tey ban xalaat nga am si loolu. bon en fait bu muy supprimer aussi poste premier ministre bi dafa am benn concept boo xam ne effectivement moom la jaayoon Sénégalais yi muy le fast track. parce que jàppoon na ne effectivement moom liggéey yi daal ak chantier yi xawoon na yéex tuuti. léegi amaana moom su nekkee ñëpp ministre yëpp ku si nekk ak képp koo xam dafa la jox responsabilité da nga koy rendre compte bu boobaa vraiment dina am benn flexibilité dina am benn aperçu mais comme nu may wax rek gis nga daanu dajul fépp. encore une fois de plus lu mu la waxoon sànq laay dellu si waat moom il se considère comme un monarque maanaam Louis XIV bi moo ñëwaat xam nga Louis XIV au XVIIe siècle moom moo centralisé woon le pouvoir donc moom moo nekkoon di buur di bumi mu am benn nu muy gérer dëkk bi mu nekk ay règles yu contraignantes yoo xam ne daf ko teg ba kenn mënul noyyi saa waa ji nag effectivement foofu la ñu jëmale ba tax na aujourd'hui su demee tey ba xelam yedd ko mu jàpp ne dafa war a am premier ministre parce que c'est important parce que aujourd'hui tey ku jug da ngay dal directement si le président mais su nekkoon am na premier ministre amaana effectivement ku jug si premier ministre bi ngay dal mais doo egg si moom mais aujourd'hui Macky Sall il est en face avec les Sénégalais ñu mer ñu kontaan ainsi de suite et encore une fois man dama bokk ñu gëm ne ñu ko wër ñu su bëri vraiment ay gloutons lan maanaam sont avec Macky Sall parce que tout simplement il détient sa signature moo leen fa bàyyi mais heure bu effectivement jóge woon si dëkk bi ñoom ñoo koy njëkk sànni xeer ça veut dire que moom aussi no xoolaat entourage am peut-être am na vision parce que quand même moo ngi liggéey mais malheureusement politique bu muy def moo salte politique boobu la war a changer nekkatuñu si 17e siècle ñoo ngi si 21e siècle vraiment nan saxal démocratie république may ñin ñi jàmm ñin doo xiif de ñu ni saa waay gis nga si les gens parviennent à respecter les 3 normaux nu ma koy waxee ndekki añ reer sans problème sans souci le problème est réglé sénégalais moom na biiram fees rek. jaajëf Yade Wane nga def analyse bu am solo si suppression premier ministre bi poste premier ministre bi ak tamit Macky Sall lu mu ko bëgg indiwaat donc li nga man jàngat bi nga si am rek man moom laa si am parce que dama gis ne ni Macky Sall gisoon na ne ay nitam liggéeyuñ à un moment donné mu ne affaire da koy téewal boppam. da koy yoral boppam Sénégal da koy yoral boppam pour nit ñi di mën a waxtaan ak moom pour moom muy mën a surveiller lépp maanaam mu am vision de presse ci affaire yi lu doxut mu xam ne doxut donc tey bu demaatee ba indiwaat poste premier ministre c'est parce que sonn na Macky Sall ñu muy àndal ñu bëri jàppale wuñ ko loolu tamit dañu koy wax tey ñu bëri nga wax ñu naan Macky Sall bëgg na liggéey waaye ñu muy àndal ñoo nekkul ay liggéeykat est-ce que xam nga loolu lan moo koy waral parce que bu fekkee da nga jël benn nit bi nga xamante ni mu ngi nekk si benn poste bi nga xamante ni xamu ko mënu ko nga teg ko fa su boobaa problème mu ngi foofu noonu. voilà parce que am na base politique xam nga ne kii amal na ma ay nit yu bëri wala kii amal na ma ay xam nga loolu doxalul réew li koy doxal mooy nit yi nga xamante ni mën nañ liggéey am compétence su mbir bi nga xamante ni yow yaakaar nga ne boo ko fa tegalee boo leen fa tegee dinañ ko doxal maanaam nga teg leen fa ñu doxal ko loolu mooy doxal réew ba pare ñooñu nekk comme Yade Wane lu mu wax la ñu maandu ñu nekk ñi nga xamante ni ñii taxawu askan bi. ñu nekk ñi nga xamante ni askan bi rek moo leen tax a jóg mais bu fekkee tamit da nga nekk ki nga xamante ni bon da nga gis ne ni kii Yade Wane Faye am na 500000 personnes këram Giri am na 200000 personnes këram donc Yade Wane Faye xaaral naa ko jox énergie bi Giri naa ko jox sport bi kee naa ko jox mais loolu séddoo la. loolu séddoo lañ koy wax donc réew du doxee si noonu réew si nu muy doxee ak nu muy avancé mooy xam-xam. xoolal nit bi nga xamante ne moo am xam-xam moo mën a doxal maanaam ndox mi nga teg ko fa ku mën a doxal suuf si nga doxal ko fa mais bu fekkee da nga ne naa ko dexee nii parce que jàppale woon na ma si sama campagne moom bu du woon man ma torox foofu noonu ca Diourbel wala foofu noonu ca Saint-Louis kon naa ko teg fii pour benn 6 mois wala benn 1 an wala benn 2 ans après ma dindi ko fa indi fa keneen su boobaa réew bi day sooxe rek. donc mu nekk li nga xamante ni wax dëgg yàlla indiwaat poste premier ministre bi yaakaar naa loolu am solo la. loolu am na solo mais lu ma bëggoon préciser tey aujourd'hui nous avons intellectuels yu mag tey ñooy liggéeyal ak le président il y a des gens yoo xam ne ce sont des têtes mais c'est-à-dire am nañu bagage intellectuel macha allah mais malheureusement amuñu yërmande ci askan wi amuñu benn yërmande c'est-à-dire dimbaliwuñu sax président bi donc ñooñu vraiment
moo tax muy utiliser expression glouton ñoom ay glouton lañ lu leen soxal mooy ñoom ak seen famille mais askan bi faalewuñ leen donc tant que nag yaa ngi liggéeyal genre nit yu mal noonu yow loo mënta def du feeñ. dëgg la effectivement lu am solo Yadouane xam naa ni dañuy yem fii rek dugal li nga xamante ni mooy maanaam liy xew si suuf mooy li may wax sànkoon rek ñun vidéo yi ñuy def dafa nekk vidéo yi nga xamante ni bon ñun fépp la ñuy laal. parce que tamit man dama yaakaar ne réew bi du lu nekk ci kaw kese moo nekk ci réew bi ndax dañ naan balaa ngay nam nga ne fa boo fekkee da ngay jiite réew wala ñu nekk ci benn réew am ñu nekk ci kaw man yaakaar naa ne kon am na ñu nekk ci suuf bu fekkee dañoo bëgg doxal yoon bëgg doxal dëgg bëgg doxal démocratie bëgg doxal liberté d'expression man yaakaar naa ne kon ci suuf la war a njëkkee buñ bëggee may nit ñi jàmm buñ bëggee may nit ñi xel bu dal ci lépp lu ñuy dox man yaakaar naa loolu ci suuf la war a njëkkee donc mu nekk li nga xamante ni yaakaar naa ne am na benn sujet boo xamante ni bëgg nga ko indi après ñu xool bon naka lañ ci yaatalee loolu noonu. bon effectivement wax nga dëgg parce que damay faral di wax ne peut-être am na ñoo xam ne yëguñu ko mais askan wi sonn nañ trop gis nga les gens ont faim location bi métti na dund bi cher na tey damay faral di doxantu souvent si yenn arrêt-car yi si yenn carrefour yi lu su mel ni pharmacie Golf mais da ngay dem ay vers 19h 20h mais da ngay gis am na ñoo xam ne dañuy jaay cere ñi di jaay fondé mais ñun dañuy rang pour jënd pour am lu ñuy xewlu donc koo xam ne nii am na possibilité togg këram du dem si mbedd bi di jënd loolu mais malheureusement dama constaté police u Golf Sud ñoom laay waxal police u Golf Sud heure yooyu xale yi foo ñuy génn parce que boo leen xoolee kër yi dafa xat il faut que les gens quand même du génn di dund tuuti quand même parce que ñun ñi tamit duñu nekk seen kër di deew a xiif donc j'ai remarqué temps yëpp police u Golf Sud dañuy ramasse les jeunes rawatina ñoo xam dañuy am 14 ans ay xale yu ñoo xam 14 ans la ñuy am te je me rappelle bien ñun auto police bu ñëwoon sax bu génn dañuy fëgg sunu nopp yi quoi. naan yàlla bu yàlla na si yàlla musal mais su nekkee da nga jël un jeune qui n'a pas 18 ans nga xamloo ko lan mooy police nga fanaan loo ko foofu ba 11h nga ne ko ñibbil mais yow tu penses que da nga koy yar mais yaroo ko au fait da nga koy sànq ba pare sànq askan wi parce que ñoo xam ne waruñoo xam police. su nekkee ñooñu dañoo am police amatuñu lu ñuy ragal donc ça veut dire que aujourd'hui police u Golf encore une fois de plus vous là yéen ñoom ëpp ñu quoi askan wi ñoo leen ëpp te am na loo xam ne nag vraiment mënuñu ko seetaan ñoom ñu koy def donc ils n'ont qu'à laisser ces jeunes là am na yenn heure certes war nañu def rafale c'est important parce que am na insécurité au niveau de la commune de Golf Sud parce que éclairage public yu si bëri taxul mais c'est pas une raison ñuy jël koo xam ne benn couple xam dañuy doxantu ko ànd ak sa jabar di doxantu nga jël ko ramasse ko loolu du rafet loolu dafa ñaaw loolu dafa ñaaw ñu koy dénoncer nag askan wi moo nu tax di wax et incha allah lépp loo xam ne ñoo ngi koy def te yenuwul maanaa dinañ ko wax ak ku mu munta doon ak foo munta nekk et nous allons continuer à dénoncer effectivement ces dérives là. jaajëf Yadouane li nga wax am na solo te tamit mooy li ma wax sànq si kii bi rek mooy que ni nit. bu fekkee dafa am loo xamante bëgg nañ ko ci sunu réew affaire bi nekkul ci kaw kese mooy li may réseaux sociaux booy xool bu ñu waxee Macky ñëpp daw dem seetaani bu ñu waxee Youssou Ndour ñëpp daw dem seetaani bu ñu waxee Wally ñëpp maanaam ci kaw rek la ñuy xool maanaam léegi nit ñi sénégalais yi maanaam réseaux sociaux dañoo aj seen bët maanaam dañoo jël seen bët aj ko ci kaw di xool ñi nekk ci kaw rek bàyyi ci suuf alors que mbir mi mu ngi gën a taree fi maanaam fi mu gën a taree ci suuf la comme Yadouane Faye lu mu wax ñi nga xamante ne ñu ngi ci mbedd bi di jaay ñooñu dañ ciy am mais des fois dañ leen di fitnaal sonal leen ba nga xamante ni ñoom si boppam du ñu nekk à l'aise fu ñu nekk donc ñooñu bu ñu nekkul à l'aise rek mooy waral ngeen di gis lii xew fi yëpp dérive yi fi am yëpp dérapage yi fi am yëpp yéen émeutes yi ngeen di dégg ni yëpp si suuf rek la. parce que ñooñu ñooy dem ba après à un moment donné liñ doon guux ak liñ doon arrière ba sës après nag dañuy jug waaw kay occasion bu ñu amee rek dañuy jug rek. dem ci kaw te loolu baaxul ci réew ñi nekk ci kaw maanaam ñi nekk ci suuf dañ leen war a mettre à l'aise mais xoolal Yadouane Faye lu mu wax xale bu am 14 ans maanaam police jàpp la maanaam ramasse mais loolu comme lu wax rek ñun ba ñu nekk xale bu nekkee suñu buntu kër sax wala ñu nekk ci biir kër gi sax nga wax ñu waxu police sax dañuy daw dem tëddi parce que maanaam ni ñu doon dugal suñu bopp la. dañ màgget li mu wax dëgg la dañuy lekk suñu yaay bu ñu bëggeen tëdd dañ naan tëdd wala ma woo police wala xaaral ma woo policier bi nekk fii nii da ngay dem tëddi parce que benn mythe la boo xamante ne yoo xamoo li xew foofu noonu kon ñooñu noonu bu fekkee police
daf leen di jël di leen yóbbu biir police di leen fa denc waaw ñu dem foofu commencé miin mbir mi miin policiers yi man yaakaar naan su boobaa problème dina am te ñooñu bu ñu màggee ni ñuy màggaalee xam police miin police dinañ romb police dinañ romb gendarmerie su boobaa procureur direct lañ jëm te loolu yàlla na ci yàlla musal nañ xool xam lan mooy sunu devoir ak lan lañ war a def nit boo amee doole da nga war a xam sa doole naka nga koy utiliser mais du ne man am naa doole rek ay ca comme que doole may na ma lii wala pouvoir may na ma lii dama koy def déedéet sa doole maanaam utiliser ak sa xel man su ma nekkee benn policier gis benn xale bu am 14 ans mais damay woo waxtaan ak ne foo dëkk lii ak lii mettre à l'aise benn couple buy doxantu mais damay ñëw ne leen saa yi foo leen jëm ngeen ne ma lii ak lii ma la ok d'accord mais fële de amul sécurité est-ce que du ngeen retourner wala est-ce que du ngeen def lii est-ce que mais loolu boo koy def nit ñi su boobaa à chaque fois dañ lay jox cër dañ lay respecter mais bu fekkee chaque jour violence nga indi doole nga indi rek nit ñi dañuy guux te nit kese la nit kese la nit dañuy guux te li ñuy guux bu bëree nag après buñ la ko sottee nag dañ naan bu yaboo nañ ma tëj kaso 10 ans wala bu yaboo nañ ma rey sax sama yoon nekku si te loolu bëgguñu ñu dem foofu noonu donc encore une fois de plus force de l'ordre nañ delluwaat seen xel xam ni ñoom ñoo yor suñu sécurité certes ñun dañ leen respecté dañ leen wax cër xam nañ ni ñoom tamit ñu ngi souffrir seen salaire demeewoo fa noonu voilà gis nga ñoom tamit ñun xam nañ li ngeen di jëg donc Yadouane lan ngay tëjee si vidéo bi nga xamante ne tàmbale nañ ko def di ko jox ñi nga xamante ne moom maanaam sénégalais yi pour ñu maanaam di yeewu pour ñuy mën a tamit di xam li xew si réew bi. waaw juste rek pour wax ne ñun citoyen la dëkk bi dañ si am cër lépp loo xam ne nii effectivement jàpp na ne mooy jëmal askan bi ci kanam incha allah rabi dañ siy participer rawatina nag. dans la commune de Golf Sud lépp loo xam ne nii dérive la loo xam ne nii mën nañ si wax dox si incha allah rabi dinañ ko def donc di jox gars yi rendez-vous rek ba beneen yoon incha allah rabi. jaajëf Yadouane Faye maa ngi lay jaajëfal di jaajëfal mbokk internet yi nga xamante ne ñoom ñoo doon seetaan Pexxe TV si vidéo yi nga xamante ni man ak Yadouane ñu ngi leen koy jox saa su ne bis bu ne di leen wax ni bon li xew ci kaw baax na trop ngeen koy xam ngeen di xam li xew ci kaw waaye tamit dafa am loo xamante dafa nekk si suuf loolu da ngeen ko war a xam ndax ñi nekk si suuf sonn nañ te metti na trop ndax ñun ñu ngi ci terrain bi ñu ngi dajeek ñoom ñu ngi gisee ak ñoom te ñu ngi weccoo ak ñoom xalaat bu fekkee ñooñu noonu ñu ngi weccoo ak ñoom xalaat di gis seen métit di xam seen métit te yéen sénégalais yi nga xam ne yéen a ngi aj seen bët yi rek comme li ma wax rek ñun ñi léegi réseaux sociaux yi dañoo aj seen bët yi léegi xoolatuñu li nekk ci kaw li nekk suuf li nekk ci kaw rek lan la Macky def lan la Ousmane Sonko def lan la diw def lan la diw maanaam ponkali rek la ñu lijjanti alors que ci suuf mu ngi tar te suuf dañ ko war a lijjanti gis nga kër bu amul fondement bu dëgër du baax donc man ak Yadouane ñoo leen indiloon li nga xamante mooy maanaam vidéo bi nga xamante mooy actualité dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf